encouragé ñëpp waaye it gën a waxtaan suñu biir ci li ñuy dëgmal ak fi ñu jëm. ñuy gërëm it peuple Sénégal yëpp ndax peuple yëpp nag dañoo jóg taxaw ci. loolu dafa commencé ci yéen ñi nga xam ne seen taxawaay bi ngeen ci taxaw am na fu mu leen yóbbu waaye damay dajale peuple bi yëpp remercier leen donte kuy def ngir boppam def ko remercier waaye lu ñu mën a ne gulet parce que ni mu bindoo ak ni mu doxee defe naa mosuñu koo gis Sénégal kon dañu war a dellu si sant yàlla féliciter peuple bi xam ne on a un très grand peuple gërëm mbooleem seen kuy sénégalais parce que ñi génnul xeex sax toog nañu ñaan ñi seen doole mayul ñu génn xeex toog nañoo ñaan ñenn ñi mettitul nañ ko ba lekkatuñu woon ñii nelawatuñu woon loolu lépp yéeg nañu kon ñooñu ñëpp ñu ngi leen di dajale gërëm leen gërëm it ñi nga xam ne ci ay kuréel muy kuréel politique muy kuréel mouvement citoyen muy kuréel société civile muy sax kuréelu diine ndax gis nañu ay ñoo xam ne lañ leen xàmmee wala ñu leen ràññee daayira la wala ñu leen xàmmee wala ñu leen ràññee ay jànkatu alxuraan lañu wala nitu église lañu ñoom ñëpp taxaw nañu wax ci def ci ñaan ci ñu leen di gërëm bu baax mënuñoo lim ñëpp nag ci ñooña waaye ñun ñëpp gis nañu taxawaay bi nga xam ne moo ci taxawaayu sëñ Mountakha Mbacké di xalif général des mourides taxaw ci taxawaay bu am solo te jàpp naa ni bu ñu mënee teew fii ñun ñëpp bokk na ci loxoom yuñ ci dugal ndax ala kulli xal moom moo wax ko fii ala kulli xal moom Macky da leen doon bàyyi ci nii wala ci ndëne ak lu mun ci demee dafa leen doon bàyyi mënoon na gën a métti nag mooy bàyyi gi dina jaar ci jaayante doole dina jaar ci deret bu tuuru ñaanuñu ko yàlla dina jaar peut-être ci bakkan bu rot moom mu jël ci responsabilité am engagé ci crédibilité am yónni ay ndaw nen dama leen ñaan ngeen teg ci seen tànk waaye yow ma ci loo lii seen bébét yëkk leen ko teg suñu loxo ñun dinañ ci def liñ ci war a def te keroog bi ay ndawam jógee fi àjjuma samedi ñu dellu rendre ko compte ca saasa la def li mu war a def woo ki mu war a wax ak moom ne ko nag ci poñ yi am na ci poñ yoo xam ne yu jàmp la bokk na ci ni ñu jàpp nañ leen bari te defe naa loolu bokk na ci li andi résultat bi kon ñu ko ciy sant bu baax waaye di ko wax it ni bi mu yónnee ay ndawam ñëw dañu wax ju am solo mooy ñaari nit bu ñuy xeex kuy àtte doo ñëw jàpp loxo kenn ci jamono jooju keneen ki moom yor ñaari loxoom di dóor te nag dafa mel ni moom Macky Sall ma ngay wéyal di dóor ndax gis nañ depuis bi ñu ñaanee ñu nangu seen génn yëpp saaga la xaste la tëkkuwaate la ci ay mbir yoo xam ne taal na ay réew loolu ñu wax ko fii askan wi yëpp dégg ko ñun nag ñu ngi ne tekk jàpp suñu ñam parce que dañoo wax ni xaj bu bëri mbaw ñaare du matte kon nañ leen bàyyi rek ñu def ñu ne di yoo ndax bi mbir mi tàngee ba tàng ñoom ñëpp kenn déggu leen ñu ci bëri sax génn nañu Ndakaaru ñii yónnee nañu ne nañ ma dimbal rek waaye ñu xam ni man duma ci dara ay ndaw ñëw nañu intervenir kon bu mbir mi demee ba sëñ bi ñaan ba mbir mi calme xaju balcon yëpp ñeme génn nekk ci média yi di mbaw ñun nañu ne tecc rek xam bis bu mbir mi waree eggaat feneen nag dinañu xam dëgg ñooy ñeme yemuñu ci loolu moom Macky Sall
ndax bokk na ci poñ yi ñu tënkoon teg ko ci loxo kilifa gi bokk na ci poñ yooyu mooy élection yi nga xam ne moom dafa jàpp ni moom dong ko moom di ko fixé saa su ko neexee mu mel ni moom rek mooy acteur politique nañ ko def ci date ba jamono ji sëñ bi di wax ak moom di def médiation mu yolleeku dem moom jël décret signé ne man puus naa élection yi loolu du orma du respect te dafa mel ni nag moom ngay wéy di dóor Sénégal nag xamuñu ku fayu xamuñu ku dóor ku fayu lañu xam moo tax dafa baax ñu leeral ko ba askan yëpp dégg ko ne moom ma ngay wéy di dóor ndax li waral muy def loolu tey suñu nangoo mu reporter élection bii ba 2022 dégg naa xam nga suñu defee li ñuy def pare yónni seen i ndaw ñu ne ci presse bi soi-disant ay journalistes ñenn ñi ay analystes naan report ñetti weer rek garaawul déedéet reportu année moo garaaw soo ko génnee 2021 yóbbu ko 2022 la cay topp mooy élection législative mu ñu ko def 2022 parce que mënuñu organiser ñaari élection ci at bi noonu lañ koy toppale nag ba élection présidentielle ñun du ñuy dof Macky Sall gënuñoo yeewu kon loolu ñu wax ko ba ñëpp dégg ko ni moom ma ngay continuer di def di mat di dóor ñi ci war a wax nañ ci wax parce que buñ ci waxul ba fay jot ndax bii xawoon nañu rëcc lañ ci waroon def ba bu ñu egg si fii am na lu ci xaw a manqué ba ay bakkan rocc bu ñu seetaatee ba ñu eggaat foofu nag damay ragal ni bii pas jafe-jafe dina am ndax moom bu amoon dégg-dégg sama avant dernière sortie dama ne bii mooy doon suñu xeex bu mujj wala suñu avant dernier xeex defe naa amul dégg-dégg tuutee desoon rek mu nekk dernier xeex bi te su ko nekkul ñun ñoo am sagesse su ne nañu taxaw kon na jàpp ni avant dernier bi ñuy ñaan yàlla dernier bi na doon 2024 mais dafay fekk moom mu nite def yëfu nit ndax moomul nit ñi moomul Sénégal te ëppul kenn fit ma dellu ne ko xeex bii de ñun mun nañ ci ñàkk ay dunq waaye moom nguur gi la ciy ñàkk su amoon dégg-dégg tuuti nga xam bataaxal bi ñu ko yónni kon soo gisee mu ubbee lii lu may wax askan wi yëpp dégguñu la ba ëllëg lu mun ci am duñu ne ñoom ñooy taal fitna ci réew mi fitna kenn rek a koy taal ci réew mi moo ko mus a taal ci 9 ans yi te mu ngi tudd Macky Sall bu loolu weesoo nag ñu dellu si waat ci gën leen masaw leen dal métti na ndax nit yàlla ni mu ko bindee nit daf ko bind mooñaale ko ak li ñuy wax liberté mooy nit ki mën a moom boppam mën a dem fi mu bëgg a dem mën a dox li mu bëgg a dox ci jamono ji mu ko bëgg a doxee mën a def li mu bëgg a def ci ni mu ko bëgg a defee ci kaw nag mu sàmmonteeg lii nga xam ne mooy li yàlla def fii ëpp na waaye soo seetee yàlla ci boppam ak diine boo mën a jël le principe mooy liberté interdiction exception le principe mooy liberté moo tax pour ñu ne la lii interdit nañ ko il faut que mu am texte bu ko bind mun na ne lii arab na te doo génne aaya bu ne lii arab na mun na ne lii c'est illégal te génne woo texte de loi bu ne lii c'est illégal moo tax ñu ne tout ce qui n'est pas interdit est permis donc principe ak fitra mooy nit ki li nga xam ne essence am la noonu lañ ko mooñaale mooy liberté nag ak nit ko tuddee libertinage bokkuñu libertinage mooy lu ma neex def am ma frontière liberté mooy fi interdit yi commencé wala fi liberté keneen commencé foofu la sa liberté moo tax nit boo xañ liberté rek waxtu sax boo ko xañee nit liberté xañ nga ko lu réer rawatina nag nga mën a jël nit lu mat weer wala lu ëpp weer xañ ko liberté loolu métti na
moo tax ñu leen di masaw te su doon da ngeen def war a tax ñu xañ leen liberté sax métti na ba tey waaye di ngeen am réconfort moral ne maa def mais ci loo xam ne jaay doole la ak tooñ nga jël nit nga ko rëbb loolu lu métti la ñu leen koy masaw di ko masaw seen i jaboot parce que ñii yoroon nañ seen liggéey ku yor sa liggéey bokk xam nga koy salarié moom lu mel nii daal la xëy nga xëyoo weer bi dee nañ la versé mais ku yor sa liggéey bopp moo xam cantine boo yor la ci jaay moo xam koo xam ne au jour le jour lay dund nga xëy ne ko xañ naa la liberté ab weer kooku lor nga ko ku ci amoon ay xeetu faj yooyu def lor nga ko ku ci doon étudiant war a def examen ndax am na ci ñu xañ la ko ba examen boobu romb la kooku lor nga ko te loolu mooy injustice wax naa ko li gën a bon cim réew mooy injustice parce que injustice mooy maa yor doole dinaa la ko jaay ca jamono jooju sama njaboot def na lu gën a garaaw foofu ma làq leen sama gannaaw ne dara du leen topp loolu mooy injustice kon ñu ngi leen koy masaw ci suñu tur ndax ak nu munti demee rek mbir mi ci man la doore di leen ko masaw ci turu li ñu bokk ñun kuréel gi muy parti politique di Pastef di leen ko masaw ci turu M2D muy aar suñu démocratie bële nga xam ne kuréel la boo xam ne bu ama am solo ay nit bokk ci organisation yoo xam ne wuute nañu waaye bi lii amee ñu ne ñun ñëpp nag gis nañu suñu démocratie ñu bëgg a faagaagal ñoom ñëpp ñu ñëw ànd taxaw ci xeex kon tey ñun amatul Pastef amatul diw li ñuy xeex yëpp dañ koo dugal ci cadre M2D boobu di leen masaw ci turu M2D di leen masaw ci turu askanu Sénégal yëpp nag parce que askanu Sénégal yëpp nag a participé ci xeex di leen ko masaw waaye di ci profité di wax ni ñëpp la ñuy masaw parce que mbir mi am na un perdant boobu mooy Sénégal moom rek a ñàkk ndax li am suñ doon natt ci yàqute ak ñàkk dafa am ay niveau ñàkk bi gën a métti mooy ñi ci ñàkk bakkan mooy ñàkk bi gën a métti nga xam ne am nañ ci doom wala sët wala rak wala lu mel noonu boo xam ne bakkanam doot na ci te ñu am ci nag fukk ak ñett loolu métti na ñaareelu ñàkk bi ci suñ koy jël ordre bi gën a métti mooy ñi nga xam ne gaañu nañ ci te ñoom it par ordre d'importance la ndax ñii ñàkk nañ ci ab cër moo xam loxo bu ñu amputé moo xam tànk bu ñu dagg moo xam bët boo ñàkk et cetera ñooñu it métti na trop ñu leen koy masaw ñetteel bi mooy ñi nga xam ne ñàkk nañ ci seen liberté man mii sax xaw naa cee ñam tuuti waaye xam naa ni conditions yi ma ko dundee ak diir gi ma ko dund bokkul ak yéen conditions yi ñu ko dundee ak diir gi ngeen ko dundee ñii di sama sécurité am nañu ci ñam tuuti waaye yéen ñii yéen a ci gën a métti le waaye ñàkk it suñ ko doon natt ba léegi ñi ci ñàkk ci seen alal wala seen koom bëri na ñu leen di masaw bu baax moo xam oto bu ñu yàq moo xam kër gu ñu taal moo xam nu mu tëddee magasin yi ñu lakk loolu nag métti na ci ñoom ñooñu ñàkk seen alal waaye yàqute la goo xam ne ci Sénégal ay milliards yoo xam ne koom-koomu réew mi ñàkk na ko ci réew moo xam ne ndóol na ñàkk na ba noppi kon loolu it du lu ñuy neenal lu rëy rëy la ñàkk gi it ba léegi ci wàllu koom parce que liñ fi taal ci lacrymogène te nee nañ ne lacrymogène yooyu benn bu nekk diggante 75 000 francs la jëm 80 000 francs boo ci taalee 108 millions dem na te ñu taal ci ay millions loolu ñaata la ci ay milliards yoo xam ne ci suñu lempo la ñun Sénégal kenn xamul nu mu toll kon baax na ku ñu dénk réew ngay responsable balaa ngay teg réew mi ci condition fitna ba lii lépp ñu enregistré ko fi tey ci ñàkk
war ngaa xoolaat sa bopp te lépp dara waral ko lu dul foog ni yow rek ko war a toog ci réew mi kenn du la ne d'accord kenn du la ne ànduma ak yow c'est de l'irresponsabilité te loolu lu kenn ku dul moom mii nga xam ne jox nañ ko réew mi kon lu ñuy naqarlu la di ko masaw askanu Sénégal suñ doon lim ñàkk yi bëri na trop ba ci image yu Sénégal au plan international réew yu baax yëpp taal nañu leneen fi mu ne nii lu dul wax yu ñàkk fayda yi ba muy taal réew ci jamono pandémie li la wane ni coup bi ñu doon préparé moo taxoon ñu def lii lépp ba def ay couvre-feu ak ay yooyu yëpp tey du dindi nañ ko est-ce que pandémie bi dafa wàññeeku lan moo war a tax ñu dindi ko parce que dañ koo nas pour rek fexe ba tënk Sénégalais ba kenn du ñeme wax kenn du ñeme génn moo tax ngàcce gàllaama askanu Sénégal parce que dañu wane une fois plus qu'on est un grand peuple un très grand peuple qui mérite de très grands dirigeants et pas ce qu'on a ici askanu Sénégal mérite na loolu di wax tamit nii lii it am nañ ci jàngat ñi ngi sant yàlla de ndax jàngat bi ci njëkk mooy yàgg nañoo xam ni am na lu ñu liggéey suñu diggante ak askan wi te sexaluñu leen suukar distribué wuñu xaalis gis ngeen bi mbir mi jeexee ba léegi ba xam nga taw buy taw janax jeeg sa ndax seeg ñoom ñëpp dañuy dem làqatu bu taw bi jeexee ñu ne tëll génn mooy bi mbir mi tàngee ñoom ñëpp dañu làqatu ji fi mu ne nii ñoom ñëpp génn nañu waaye lu ñu génnee xaalis bu dul jeex wër di ko wasaare ci àll beeg ci média yeeg fu ne pour rek jàpp wane ni ñoom ñi ngi fi la ñuy wër yépp la ñu génne ci xaalis jamono ji ay milliards pour rek jëndaat sénégalais yi ñun mosuñoo sexal benn sénégalais suukar amuñu dërëm bu ñuy joxe suñu nit ñi dajalelul sax jox ñu waaye askan wi wane nañ ñu ni gëm-gëm gi ñu am ci réew mi ak bëgg gi ñu am ci réew mi ak message bi nga xam ne ci dëgg lañ ko teg ak ci patriotisme ndekete askan bi dugg na seen bopp moo tax malgré seeni milliards yu ñuy wër di wasaare suñu woote woon ne kaa leen xeexal ñu kenn du génn xeexal leen fii dañuy fi nekk amul ku ma mus a jox fukki dërëm man yéenay cotiser sax naan ñoo ko def ci parti wala ñu ngi dimbale président Sonko kon loolu jàngat bu njëkk la lañ ci war a mën a tirer comme leçon mooy fa ñu tegoon suñu tànk nañ ko gën a teg foofu buñ doon góorgóorlu benn nañ ko def 100 parce que réew mi am na yaakaar ci ñun te waruñoo décevoir réew mi nim ma waree la waree kenn ku ne ci yéen ndax njiit mu baax dafay ànd ak àndandoo yu baax askan bu baax ñu ànd ñu ñëpp defar réew mi mais bu dee moom rek la ñuy xaar mbaax ci moom mënul defar réew mi ñaareelu jàngat bu am solo it mooy lañu liggéey may nañu ñu toll fii ñu toll mooy nous sommes un très grand parti politique alhamdulilah te du parti boo xam ne intérêt moo ñu boole du parti boo xam ne ay calcul moo ñu boole kuréel boo gis nag mun na am ay problème de temps en temps ay nit a mel noonu ku nekk day ñëw ak jikkoom ku nekk ñëw gis-gisam waaye ñi fi nekk ñëpp ay patriote lañu Sénégal rek moo leen ñor bokkuñu ay waaso bokkuñu ay diine bokkuñu ay région waaye tey kenn ku nekk pare na pour jox bakkanam pour projet bi sotti loolu chance pour le Sénégal chance pour l'Afrique loolu moo jur tey ci doole dëgg engagement rek boo xam ne gëm-gëm la gëw mu ni am na ku ñu ëpp doole ci biir Sénégal du mérite nag nañ ko sant yàlla ndax ay nit jiitu nañ ñu gënoon ñoo dëgg gën ñoo am profil te amuñu loolu yàlla nag damay def moom rek a xam li tax mu def li wane ni on est un grand parti may profitoo gërëm leen tey amul kenn koo xam ne tey ci yéen ñi ñëpp te ñu jàpp bëri na de war naa mat téeméer ndax fii ñi mën a ñëw rek a ñëw ñi ñu bàyyeegul ñëwuñu ñeneen Casamance ñëwuñu donc nu mu tuuti ëppoon na téeméer ci ñu jàpp amul kenn koo xam ne jàpp nañ ko te taxawuñu sa wet jël suñu avocat yi ma leen di gërëm di leen sant ñoom met Sow ñoom met
Ndiaye ñoom maître Tall maître Kayosi ñoom maître Diagne ñu ñëw taxaw seen wet buñ leen di déglu ba mbir bi kii ba bi ngeen di nekk prison ñuy ñëw di leen seet si suñu jàppoon 1000 personnes it bu soobee yàlla dinañ taxaw te ñii ñëpp na fukki dërëm laajuñu ko parce que parti bi la ñu gëm par conviction la ñu bokk ci xeex loolu ñu koy sant yàlla wane na ni parti bu mag lañu ndax nit yàgg naa nekk jafe-jafe su ma tuuti ko di gis parti ñaareel bi wane ni parti bu mag lañu mooy lépp li nga xam ne waroon na ci jàppale nit ñi ba jàppale sax seeni njaboot lañ ci mën taxaw nañ def moom ñii Bassirou Kébé defe naa moo doon yor lépp lu jëm ci andi leen ay lekk ay naan ay lu ngeen sàngoo nangam la ñëw te noonu ñu ko defee ci ñi ñu jàpp noonu lañ ko defee ci ñi faatu noonu lañ ko defee ci ñi gaañu donc ñëpp nag jàpp ci waa diaspora mention spéciale ñu sonn ci trop di dajale seen xaalis di envoyé di def seen mën-mën waa biir réew mi les bonnes volontés kon loolu war na la ni parti bu mag lañu buñ ko fàtte mukk nag nañu gën a jàppante waaye ñetteel bi nga xam ne jàngat la mooy nañu fexe ba parti bii ak projet bii ñu am bu mu doon mbirum benn nit su ngeen gisee li yëpp di am ñoom dañuy toog ne mbir mi de dafa mel ni am na doole waaye bu ñu fexee ba faagagal Sonko mbir ma jeex projet bi dafa dépassé Sonko naam Sonko am na ci solo ndax quoi qu'on dise moom mooy figure morale bi moom mooy porte-voix bi waaye war nañoo liggéey ñu ngi ko doon liggéey depuis début ba léegi waaye war nañu ko gën a yokk ba tey ñu xam ni projet bi kenn mënu koo faagagal te loolu message la boo xam ne ñoom lañ koy waxal waaye ñi ne seen gannaaw ngemb leen te nekk feneen mooy yàgg nañoo faagagal ay projet yoo xam ne pour dignité Afrique la pour yi dagg bu mu jaam la waaye bii moom bu soobee yàlla dañ ko faagagal bu Sonko génnoon fii ñu dóor ko balu fital waaye wala suñu complot woon mu sotti ba ñu ne tëj nañ ko tey la projet bi di gën a am doole bu soobee yàlla kon loolu ci njàngat yi la kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen masawu seeni famille ñi fi mën a teew ñoo fi teew maa ngi fàtte ci loo bi suñu jigéen ñooñu nga xam ne ñoom it xaw noonu lañu sonal nu mu tuuti lu mat fukki fan rekk ci bëgg a toroxal nit parce que affaire bi bëgg a métital nit ñi loolu rek la woon te du dara lu dul procureur Bassirou bi nga xam ne waratul woon nekk procureur Sénégal ndax def na juróomi at sax nit mën ngaa bon mel nu la neex mais dafa am loo xam ne bu ci nit tollee war nañu xoolaat jàpp ay jigéen ñii dañoo feebar ñii jabet ñii lii nga tëj leen ci condition yoo xam ne bañ ne mer gàddu sax duñ leen ko andi nañu tëdd ci karo bi di leen pamti andi leen ba ngoon bàyyi leen ci kaab bi duñ leen déglu nañu dellu retour xam nga lan retour de parquet yu affaire sowaas yooyu c'est-à-dire détention préventive sax mu waratul am ci réew mi loolu droit da koo dépassé lu illégal la abus de droit jàpp nit di ko pamti te lépp nag benn nit rek ñu jox ko sañ-sañ boobu muy fëgg dënd foog moom Sénégal yi moo tax nañu moytu injustice baaxul fu muy yóbbu nit ñi ku foog ni am nga doole xamal ni tous yoroo doole yàlla rek ko yor kon ñu ngi leen di gërëm encore une fois ñi fi nekk muy Wundu Cissé Wandu Cissé Wandu waaw Wandu moom leer nga torop ci ko jóge fële ak leen fi rafet ah dégg naa nag jaaxal ngeen gars yi foofu ndax wane ngeen fa moral ak mental boo xam ne macha allah loolooy Pastef waaw Noa Sambou Mohamed Thiam waaw Mohamed moom def naa lim ci daj xaw naa fi ndax njëkk nañ koo gaañ le 8 sama kër le 8 février xawoon nañ ko gaañ yu métti ñi ñëwaat lii dal ko kon ñu ngi lay masaw bu baax Diomaye Diafat
waaw. waaw président léegi naa kaso bi président bi waaw. waaw léegi da ngay kii da ngay tàmmaat sa rythme normal. Omar Diouf moom dégg naa cere la fa newoon cere suba ngoon ah. Ousseynou Dia moom andi nañ la fa ay nit mooy caat ñaata at nga am 21 ans waaw Mamadou Sarr ah maçon nga moom sama gisa lañ ko jàpp moom kon le 8 lañ ko jàpp moom def na presque 2 mois 45 jours merci beaucoup Ousmane Diop président chef. waaw Ousmane nag ñetti at bi moom bokkul ak affaire dégg naa rek moo ko doon ak gàllankoor ko waaw tàmm na ko rek xam nga foofu Abdoulaye Diène suñu grand mouvement pour Diène waaw Abdoulaye vraiment sa waay il est exceptionnel macha allah Abdoulaye Diène Mohamed Nabi Ndoye yegg moom dégg naa moom bokk na ci ñuy torturé foofu def ko yu métti yooyu itam dañu wax ni ñun duñ ko bàyyi mu def ñu ngi ciy liggéey nag ak organisation yi liggéey ci loolu yëpp parce que jamono jii ñu toll ñu jàpp ay nit ñu deful dara leen torturé dafa war a jeex ci réew mi Mamadou Konté ah sa frère ah bon Omar teg ay si président à l'appel Cheikh Bassirou Sonn Sané waaw yaa bu wax alhamdulillah Sané waaw lu mu wax Abdoulaye Faye ah ok yéen ñaar ñi daal am na lu leer seen bu pare ngeen ñëw ensemble. dafay topp noonu. ñoo bokk département de ñoo bokkoon chambre. léegi ko sànq mu ne ma yaa ma doon tëj. mais damaa daan tëj. Sékou Ndour macha allah. yow Ndour fan nga. Palmarin. Lapa Touré. Man non, je parle à la personne, man Mor Niang moom dañ ma ne dellu na Maroc ndax soxla na à l'appel bu ko dellu si semaine prochaine Amadou Dé professeur Amadou Dé xam nga jàmm ay professeur di leen jàngale say élèves toog di xaar loolu rafetul Pape Malick Seck macha allah Pape Malick waaw Bada Ndiaye président à l'antenne président chef Bada Ndiaye moo ak Mame Dame Lo ñoo nekk département waaw Mame Dame président Mame Dame Lo imam chambre 3 waaye tey moom cravate ak ceinture bi waaw man nag xam naa ni gars yi amoon nañu ay prisonniers yu bëgg at alors Amadou Sow yow da ngay Amadou Sow sa avocat di Amadou Sow chef de chambre chef de chambre bon dafa dem chambre de ok Wuri Bari Wuri yow ko am jom nag j'espère que maa ngi woon examen heureusement Wuri Bari ku am jom dañ koy paquet mais doo mos a dégg kàddu Bari moom commencé naa faire il a validé même il a validé macha allah
la classe supérieure, quoi. Machallah. Va aller maintenant en conservatoire. Machallah. Très bien. Très bien. Félicitations et du courage. lii nag mooy ñi fi nekk. Edouard Diatta. ah Edouard. mais Edouard yaa ngi woon ci biir. mais gars yi daal di def Edouard. ok waaw. Abdou Khadre Konté. ah. ah mooy bàyyi loolu waaw. moo ne woon commissaire à Ousseynou Dia. Ousseynou Dia woo naa ko. El Hadj Loum ah. El Hadj Loum waaw. yaa dégg lii bokkul ak ma wax ko léegi ñi nga xam ne ba léegi bàyyeeguñ leen. bokkul ak ñi ñu bàyyeegul Casamance sama nga fay waaj a dem. bu ñu demee nañ def foofu li ñuy def fii rek ci njaaleeg ci dajeeg ñi gaañoo ak ñoom seen. waaye li ma gën a neex ci lii mooy weddi bi gën a gaaw ci weddi yi mu ngi nii liste bi ñi ci ëpp defe naa ay alpulaar lañu. ñi ci ëpp ah ñoom Ousseynou Dia ñoom nu mu tudd Amadou Dé ñoom Sow Amadou Sow Wuri Bari et cetera et cetera séeréer si tegu ci sama jaam yu ndaw yi ah def naa li ci gën a tuuti mooy Joola ñaari Joola laa ci gis lii Mansour Faye yow moom war a ñëw sa tur fii Mansour léegi lii rek tontu la moo tax am na yu wax dof yoo xam ne jarul ñu ciy perte suñu temps ñu nit bu amatul lu muy wax nit bu daanu ci saret moo nekk ci waxu ñàkk fay doy Sénégal dafa dépassé loolu bu yàgg fii lébu yaa ngi fi ñoom ndooy ak yooyu bëri nañ fi sekk ak ñoom seen pël a ngi fi tukulóor a ngi fi olof a ngi fi joolaa ngi fi mankaa ngi fi lépp a ngi fi li ñu boole mooy Sénégal ñun Sénégal rek la ñu gëm yàlla ba muy tànn Sénégal pour kenn ku ne ci ñun laaju la bu ko neexoon tey maam daam nii Japon lay judd tuddee Ching Ching xaw ma lan mais moo ko tànnal Sénégal tànnal ko Touba jël keneen tànnal ko Bunkini waaye ne leen yéen ñëpp nag yéen a bokk destin kenn mënul dem bàyyi morom day baax pour ñëpp wala mu jaxasoo pour ñëpp loolu bu ñu ko kenn yàqal xam na ñoo xam ne nag xam nañ ni ñàkk nañu ba noppi lu ñuy def ba xajamal cere gi pare nañu pour taal réew mi pour rek bañ fee bàyyi lu baax loolu mooy mbon parce que nag ni ñu def ba yow nga jot am réew moo xam ne waasoo amu fi waxu diine amu fi waxu âge amu fi soo doon ku baax noonu ngay def ba sooy dem nga ba fi loolu kon loolu ñun ñëpp nañu am hauteur bu ñu fexe ba dugal ñu ci loolu fii ñi fi nekk diine yëpp a ngi fi tarixa yëpp a ngi fi noonu la ñu boolee diine yëpp jox leen cër noonu la ñu jëlee tarixa yëpp jox leen cër def leen suñuy tarixa kon bu ñu kenn dugal ci seen wax yooyu nga xam ne amul bopp amul genn te la ñuy def nag seen bopp lay mujj kon ñu ngi leen di gërëm une fois de plus dañu ne woon dinañ jox ñenn ci yéen parce que dañoo am yeneen programme yaa sama xarit sama frère Déthié Fall nga xam ne day lancer mouvement am tey heureusement fii la ñu invité woon ñu insister kon nañ leen jox kàddu gi ngeen sànni ci dara yéen it waaye di leen gën a tàllal loxo la ñuy xeex jege na la tax ndaw ñi gëm ñu ba tey ñu génn yaakaar gi ñu am ci ñun ñu soppi réew mi jaare fi soppi Afrique jege na bi cax bu bëri bi yëpp nag mooy sentir nañu ñoom ni nii jege na te bëgguñu mu am kon nañu gën a dëgër tey nañu gën a renforcer wu def ko ngir suñu bopp waaye def ko ngir suñuy doom ak suñuy sët waaye def ko muy jaamu yàlla suñu diggante ak suñu borom ñu ngi leen di gërëm di leen sant Maître Sow. jërëjëf président ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm ci kàddu yu rafet yi gannaaw loolu dañuy jox ñaari représentant ci yéen defe naa Ousmane Diop la moom mooy vraiment moo doon soutien moral bi mooy seen doyen tamit ndax vraiment gis nañ ni mu nekkee woon ak yéen ak ni ngeen jegantee ak ci lien yi ngeen gisee foofu noonu
bokk xeex bi moo ko bokk liggéey bi ak bokk gëm-gëm defe naa doyen Ousmane Diop lañ jox kàddu bi bu si tegoo bu jëlee kàddu ba pare ñu jox kàddu Dieye waaw ñu jox Abdoulaye Diène waaw ñu jox kàddu Abdoulaye Diène tamit muy ñaari kàddu rek ñu jéem a xool ñu ngi tënkee ndax président tamit ñu ngi koy xaar fële waaw bisimilah Diop waaw. donc salaamaaleykum donc président bu ñu nuyoo mbooloo mi kàddu yi may jël ma koy jël ci turu ñi nga xam ne ñi ñooy ñi ñu jàpp ñëpp sax laay parce que comme au départ 43 lañ woon mais à l'arrivée yeneen mbokk yi ñi nga xam ni ñu ngi gërëm yàlla encore bi ñu dajee fii xamante encore ñu jàppoon nañ ci yeneen côté yi ñu jël ñu daje fii ñu jël kàddu gi teg ko ci sama loxo du sama dara du sama dara mais ñoom ñoo am seen mbaax ay taalibe yi ñu am taalibe ñu ngi nii ñaari ngi ne ñoo xam ne nii xale bële Ousseynou Dia ak Omar Diouf Mbale li ma lay nettalee Pape Malick Seck moom moo indi kaamil bi ci biir kaso bi waxuma ci biir kaso bi mais en lieu de détention fa ñu nekk ci garde à vue Pape Malick Seck moo fa indi ak kaamil bi mu indee kaamil mu nekk ay xaaj ñu war a jàng histoire dama nekk dinaa leen ko nettali ñu war a jàng kaamil bi ci biir ñaan yàlla mu musal ñu bi ñu ñëwee ñu ne ci suratu Taaha dafa manqué ba jëm suuf ñu séddale kaamil bi di ko jàng ma ne loolu da ñu jaaxal parce que man mënumaa tari suratu Taaha ba ci suuf ñaari xale yële na le ñoom mën nañ koo tari ñu le na le ñu ne ñoom mën nañoo tari yor ñu jukki yi mais mën nañ koo tari ma ne jéeg yow ma ne yow commencé ma mu ne bisimilah na taxamaa gën na Quran ma ne ko di kaabali mu ne ma mën naa koo tari ba naas ñaar ñoo ko def macha allah ay taalibe ñu jàng ñoom ak ñu pare moo ko yoro kii Mamadou Bey daal di jàng xatma bi mu imam de mu jàng xatma bi foofu ñu ñaan yàlla nag dimbali ñu parce que ñun ñaanal ñoo suñu bopp pour ñu yàlla musal la lañ doon ñaan ñaanu ñoon seen bopp de dañ doon wax ni ne la yàlla musal ñu ngi nii lay yor xale yu baax xale yu am pas-pas man li ma ci nekk woon mu doon jéem a remonter moral kese parce que dama leen a mag ñenn ñi mat naa leen mag ñenn ñi ma mat leen bàyyi loolu laa ci nekk woon def li ñu war mais ñoom yow lañ doon ñaanal yàlla na yàlla muccal yàlla na yàlla musal Sénégal loolu lañ doon def foofu ba pare nag yar gi dafa fekk foo xam ne fii man musuma fóot Nowa Samb mii mooy fóot Ami Père Dieye Ami Père Ousmane am ngeen yére yoo leen war a fóot ñoom ñooy fóot ñoom ñooy toppatoo seen i mag di toppatoo seen i bàyyi xale yi ñoo yaru président xale yi ñoo neex a nekk ñun li ñu def foofu bu subaa ñu commencé waat ko si c'était à remettre ñii ñëpp ñu ngi ni seen kàddu lañ ma jox si c'était à remettre ils fonceront encore du ñu rey rek du ñu rey ils vont libérer le Sénégal ci seen kàddu laa waxee li ma ciy wax jarul guddal lii la ay xale ngi nii yoo xam ne ñu mat a fonk ñoo xam ne ñu gëm nañ projet bi ne yàlla dina ko soppi di gërëm nag parce que quand on dit que Pastef est un grand parti man j'ai roulé ma bosse te man xam naa ni Pastef est un grand parti maintenant bi man maa la ko wax Fatima Mbengue tey jii ku fi sa jabar tollu diggante Fatima Mbengue lay tudd bu nekkee jigéen ba muy leer nañ ñu ngi nii ñoom ñoo ma ko wax loo de ci jabar ni daa tollu diggante buy jigéen moo ko wax de moom moo ko déclaré buy jigéen mu tudd Fatima Mbengue ñu ñoo ko wax parce que Fatima Mbengue jooyloo na ñu bëri ñoo xam dañoo newoon ci biir da leen a jooyloo toppatoo ñun jooyuñu dara jooyuñu ko dara bu yeboo condition de détention yi mel nu mu doon mais ñun jooyuñu dara parce que Pastef daf ñoo toppatoo à l'encadrement judiciaire mais ci toppatoo bi mais amee xale yi fu ñu jógee àll ba lu ñu jógee dañoo xam ne croissant loolu la leen Pastef toppatoo leen jox ay croissant loolu ñu ngi leen ay chamar ñu defal lu mu wax ba pare j'ai dit que ni xool leen ce que Pastef a débloqué comme fonds pour entretenir leen di ngeen nekkee maintenant en détention président mais gàcce ngalaama yéen aussi gàcce ngalaama yéen l'encadrement de Pastef gàcce ngalaama yéen
loolu la ñuy waxoon ne naa leen ko àggale ba mu egsi ci yéen Sénégal bii ñun ñëpp ñoo ko bokk waaye am ngeen ci pas-pas je déclare encore que ni Pastef est un grand parti parce que ñun dañoo traversé mais temps bi nga xam ne moom la Pastef ba installé wu li ñu am keneen amu keneen amu donc jarul muy guddal mais lii la woon ñi nga xam ni say taalibe lañu woon taalibe Pastef lañu woon ñu jël leen dugal leen dans lieu de détention xale yu yaroo bi nii xale yu am discipline xale yu gëm li ñuy def nga xam nañu projet bi ñoom lañ ko porté lii laa mën lu ma ci wax ngeen jëkkal sant Bassirou Keita parce que bu kenn méegul moom moo tax Bassirou Keita di koy remercier bu baax daf ñu doon indil ay lekk ba nga xam ne policiers yi doon dem couvre-feu dañu ñëw nañu yéen waa Pastef dimbaleen ñu may reer maa leen doon jox ay pomme di leen jox ay orange di leen jox ay hamburger ak ay shawarma ba ne mun na ma seere loolu ñu ngi koy remercier di leen remercier yéen di la sant yow bu baax parce que politique bi ñu doon gis Sénégal mooy que ni même boo génnee di xeex man en 2012 bi Macky Sall maa ngi woon place de l'Obélisque ñun jàppoon ñëpp jaarul fu kenn wutal leen avocat booy dañ leen tëj ay 5 ans yow nag ku ñëw avocat fu ñu dem ñun bu ñu demee dik avocat yi ñooñu jiitu nañu président moo nañu dem leen jiitu foofu gars yi bala ñoo ñëw kon dañ lay remercier parce que loolu mosuñ ko fi gis ñu lay wax ne la projet bii nga xam ne jël nga ko duñ ci mas a échec parce que lu ñu daloon à 17 décembre 62 ñu jàpp Mamadou Diaw Valdiodio Ndiaye Alioune Sall Alioune Tall Ibrahima Sarr loolu du am wala suñu bakkan du ko fekk ñu lay wax ne engagement yi ñu amoon tey lañ ko gën a am ragaluñu mandat dépôt ragaluñu dara loolu maa ngi koy wax ci tur moom tam mu jël kàddu ci seen dugub. asalaamaaleykum li ma doon tenir rek peut-être ñu def 30 secondes de silence par rapport ak ñi fi jóge waaw peut-être dañuy jóg. di leen gërëm di wax ne épreuve bu dur la woon mais santé nañ ko yàlla ndax vraiment am na lu mu yokk ci ñun même bu ñu jàppee ni amoon nañu expérience comme Père Ousmane Diop ni mu ko waxee rek ñi fa ñëwoon teewal fa Pastef ak parti yi nga xam ni ñoo fi nekk mouvement panafricain ak yëpp parce que man je m'identifie ci ñooñu noonu mouvement panafricain peut-être ñoom benn Tadem Fatima miin nañ ma dañoo nekkoon ci benn dynamique di xeex ba tase ku mel ni Ousmane Sonko ñu bokk nag ay idéal bokk lu ñuy xeex moo tax naturellement tous les panafricains dañuy koy jàppale. campagne électorale bi passé laa mos a jël fiche ñëw fii jël si fiche yi dugg car rapide dem dernière meeting am avant dernier je pense Alassane Djigo ma dugg ci car yi naan maire yi voté leen kii xàmmee leen kii boo demee voté leen ko maa ngi doo ko defal lii politicien te parce que gis naa ci moom véracité gis naa ci moom dëggu gis naa ci moom diine gis naa ci moom loo xam ni valeur yi ñu bëgg mu sax Sénégal te gii mi ngi wax keroog y a quelque chose d'extraordinaire qui est en train de se naître te bu ñu nangu ñu faagaagal ko dañuy taxaw temm fu justice nekk bu ko bu amul sikki sàkka bul sax xeel ñaar taxawal nga xeex injustice taxawal ñu taxawal Sénégal taxawal Afrique bu ñu gëmloo ni lu impossible la dañoo yàgg a nax di ñu gëlëmal di ñu tourner autour du pot mais cet instant là dañoo war a dem droit au but amatul ragal on parle plus de Macky Sall de truc de cul dañu am benn projet dañuy dem vers loolu tout loolu weesoo détention yi métti woon na benn instant mais booy yi dañoo dëgër dañoo exemplaire chambre bu ñu nekk ñooy bale ñooy fobeere ñoo ñuy fóotal di influence ñeneen boo yi nga xam ni ay drogue moo leen fa dugal ay bandilu ay yooyu dañoo ñëw ba am benn admiration par rapport ak ni ñuy doxalee heure julli ñooy njëkk a jàpp nodd man mii nodd naa ko ñu julli jiite naa ko ñu julli ak Père Ousmane Diop chaque jour mi ngi ci kaamilam di jukki Omar Diouf Amadou Deye Ousseynou c'est un modèle boo xam ne ñi ngi koy construire te xamuñu ko sax ñoom dugal nañu kaso mais dafa mel ni mission lañ ñu doon jox waaw di gërëm nag les avocats Amadou Sow Maître Tall Maître Ndiaye mention spéciale moo ñu fekk fépp
indaale xaalis indaale ay kàddoom di remonté ñu moral benn instant sax dañu nekkee Sébikotane gars yi dem nañ ba commencé sonn naan affaire yi dafay yàgg affaire yooyu mais c'était pas le discours mooy ñii gëm nañu te xam nañu dañuy génn mun ñu fa woon des ñaan yi bëri na suñu ginnaaw famille sonn nañu taxaw nañu maanaam nit dalay woo naan la géntu naa seen génn pour te dire que ni ambiance bu spirituelle bu sympa bu grand moo doon xew ci ginnaaw sëñ yi waaw ñun nag en tant que panafricain ñu ngi sas le président Ousmane Sonko di ko wax ni ñu ngi ci ginnaaw ñu ngi koy soutenir projet gëm nañ ko te dañuy dem ak moom ba jeex yàgg nañ ci ay ba combat yu bëri moo tax bii jafewul sax trop si ñun dem nañu manifestation ba sonn kenn jàppuñu mais cette fois-ci on a été devant on n'a pas fui on n'a pas brûlé on n'a pas jeté mais nee nañ ñu dañoo ñëw ba si biir ñoom ne leen vous n'avez pas droit dañu gazé bu dee rassemblement ngeen bañ rassemblement ngeen garde marché yaa ngi fi lépp ngi fi commandant moomu njëkk a jéem a arrêté beneen flic bi ñëw peut-être Abdoulaye Faye maa ko jàppalu ndax bu ma jógee di wax ak ñoom la topp sama ginnaaw Abdourahmane Touré ñëwul ñun ñëpp maa leen jàppul ñu ñëw ñu jàpp ñu leen allez résister wu ñu xeexu ñoom parce que man jàpp ma ni combat bi c'est nous contre les flics ñun ñoom ñoo bokk lépp du ñu nag magistrat yi ñi leen di defloo ñun ñooñu la ñu amal affaire te du ñoom du ñu jàkkaarloo ñoom toujours ñoom dañuy dem uti ay armes ñëw suñu kanam ngir utiliser police utiliser magistrat yi te waruñu ko nangu loolu dafa war a jeex dik kenn faaleetu ko central kenn faaleetu ko policier kenn joxatu leen seen orma c'est Macky Sall qui a créé ça te loolu dafa war a jeex waaw en grosso modo daal c'est ce que je voulais dire di gërëm président parce que bu yox-yoxi woon bañ tëj ko ñun perte nañ xam nga ma il a été courageux il a été devant il a été anticipatif te c'est des choses qui nous ont très plu si biir kaso bi am na ñoo xam musuñu xam Sonko ngi dégg ñu wuñ ko parce que dañuy dégg sa tournée rek des gens yoo xam seen xel dafa des sax après son deuxième discours dañoo ce gars là il est vrai véridique gars yi nga xam ne dañuy animé ñu naan non ku def loolu du am bii sérénité du mën a am mënul am bii fit amal la yàlla nag mi ngi si ginnaaw mi ngi si moom Sénégal yàlla mi ngi si ñun dafa bëri yàqu-yàqu man découvrir naa si biir kaso bi ay suñu yëf des chaînes yoo xam ni mosuma xalaat ni am na Sénégal théâtre yu ñuy teg yu vulgaire góor ak jigéen c'est extraordinaire man nekk moom Sénégal quoi du ma seetaan télé du ma seetaan yenn chaînes yi internet lu ma am falaa koy partagé falaay gëstoo mais des gens ignorants qui restent dans ça bu ñu jógee suñu yëf pendant 2 heures 3 heures de temps ñu dem 13 bu nga xam ne day teg ay musique Sénégal ak Guinée loolu dañu nekkee ci kaso bi mais quand on est venu on peut changer le rythme bu ñu julee timis ba pare dañuy enchaîner guerre bi parce que loolu moo ko am ñu ngi ci doon werante moo xam dagan na am dagan parce que ñu ngi noonu waaw mais bu ñu kiyee dañuy suruxal foofu benn waxtaan bu ñu julee timis ba pare dañuy suruxal foofu benn waxtaan occupé leen benn 15 minutes 30 minutes wax fa suñu idéal suñu gëm-gëm waaw travailler daal bu booy bëri nag dañoo adhéré ci cause bi te xamuñu woon kuy Sonko yal na yàlla defal ndam daal ba suñu Sénégal changé Afrique changé. benn précision ci moom rek ñu fonkal nit ku calme xoolal calme bu seree dafa am bés dafa am lu ñu xëccoo ci kaso bi moom bible la yore bible la yore ñu yor le Coran ñu ñëw ci jeudi bi ma ne ko ci jeudi bi la ñuy génn ci jeudi bi mu ne ma ban heure Edouard Diatta mi laay waxal président kii nii mu ngi nii toog waa ju seree moom bible la yore ñun ñu yor le Coran ci jeudi bi ma ne man maa wax ni mais gars yi bu leen am problème de toute façon leen génn avant 5 heures Edouard ne ma yow ban date nga jógee ma ne ko 5 heures la ñuy génn mu ne waa baax na continuer di wax rek ñu xëy àjjuma vendredi journée bi mu topp ni ñoom lay Ablaye Faye saa waay gàddu boobu nag fekk na paquetage ko moom métti na moo xam ne man jeexal naa nag damaa jeexaloon moom mënatuma ci dara waaye yow yaa war a doxee nii yow Ousmane ñu taxaw yow yaa war a doxee nii ma ne man ne damaa sonn
moo dama léegi dafa am lu ma bëgg expliquer jàpp leen tey leen tey ngay génn da ngaa Edouard loo xam ma ne ko mbaa da ngaa bi bu génn bi dama tey ngay génn ci àjjuma jooju ci la ñu génn sax maa ngi jaajëfal ñëpp jaajëfal parti bi tamit man dama gis ne président bi daal dafa nekk opportunité gis naa loolu foofu parce que malgré difficulté yi mais dafa mel ni école Pastef dafa baax dafa mel ni Pastef dafay choisir ay militants difficulté koy amoon ñi fa nekkoon dañ ko transformé en opportunité parce que chaque fois bu ñu génnee cours mooy comme ni ñu nekkee classe di génn récréation ñu nekk génnee ci cellule yi am 2 heures de temps pause boobu noonu dañ ko doon massifier ñi fi nekk nañ ma seet nee naa depuis Cap Manuel jógee foofu dem Sébikotane ba fii Rebeuss fii nii prisonniers yëpp nekk foofu yëpp xam nañu Pastef te kenn ku ne koo koy waxtaan ak moom mu ne su ma génnee Pastef laay def day jënd carte damay voté ko loolu positif la parce que yàlla bu ñu lay teg dara tamit bu la bay négatif boo nekkee ci biir da ngay seetlu lu bon ji profité ji def leneen loolu moo fa amoon nag vraiment maa ngi jaajëfal ñëpp parce que dañuy may Amadou Sow mu wax ci turu étudiants yi tamit parce que moom bokk na ci ñu salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp maa ngi nuyu président ñun gis nañu taxawaayam bu baax a baax ñu étudiants ñu doon gis moom mooy taxawaayu Cheikh Anta Diop bu mu taxee woon Sénégal taxawaayu Mamadou Dia bu mu taxee woon Sénégal pour ñoom gisuñu ñun Ousmane Sonko la ñuy xeexal ñun projet bu Mamadou Dia yoroon ñun projet boobu noonu day gis Ousmane Sonko de ce fait que ñun ba ñuy jàppee amuñ dara lu ñu métti ñoo yaakaar ne ñun bal ñoom bal jooju Dia ñu leen jàppee ñun noonu la ñuy jàppee parce que d'abord on est des révolutionnaires on croit à une révolution ici au Sénégal te gëm nañ ko lool ba nga xamante ne ñun waa FRAPP ICAT ma couleur googu ma nekk coordonnateur ñun ñii ñu ngi fi nii booy yi nii les étudiants la ñoom yëpp premièrement kii école des arts la nekk moo la defaral nataal bii ñëwal ji booy ñëwal bëgg nga jàkkaar wàcc mooy résistance bi c'est très réussi quoi. C'est très réussi. deuxièmement maa ngi bëggoon wax lenn mooy étudiants yi taxawaay yi taxaw boo xamante ne mosuma koo gis si engagement yoo xam ne étudiants yoo xam ne mosuñoo def grève mosu bourse sax taxul ñu tax ñu génn ñoo xamante ne étudiants pacifique lañ leen doon wax ñoo xamante ne seen yoon nekk si dara combat bi nag ñoom laa gis ñuy génn étudiants yi mos a génn loolu nag gis nañ ci satisfaction parce que gis nañu révolution bi am na fu mu leen toll te loolu noonu loolu rek yaa ko waral parce que yow yaa déclenché lu nekkoon si ñëw lu loolu nelaw suñu yow yaa ko déclenché te loolu noonu projet boobu noonu ñaan nañu yàlla heure boo nekkee président ngir yàlla sàmmal ñu suñu projet parce que am nañ si yow yaakaar ñun étudiants yi parce que da nga gis étudiants yi sonn ñoo xam ne dañuy jàng ba master 2 ñu am sa liggéey ñoo xamante ne système bi teg na leen kidnappé leen boo xamante ne ñoo xamuñu fi leen jëm da ngay jàng ba pare doo xam foo jëm ñun dañoo am gëm-gëm si yow gëm si projet bi ñun lu ñu ko def nii ñu nekk prison yi ñun yëguñu si dara parce que lan ñu ko defee duñu ko defal ngir Sénégal defaruñu ko ngir Ousmane Sonko mais dañoo def ndax projet bu Ousmane Sonko def yor moo tax ñu def ko en tout cas daal ñun lay sant di la gërëm di sant tamit ñi nga àndal comme Fatima Ben Tali ak Maram neen ñi ba nga xamante ne sonn na si ñun lool bu ma génnee sax ñoom laa njëkk a woo mu ne mbaxam sonn affaire bi ma ne ko non maa ngi sant yàlla bu baax a baax te projet bi def nga si ñun loo xamante ne ñun ba ma demee chambre 2 billaahi wala chaque jour damay def discours dama dem ba ñu jox ma chef de chambre sax ma ne nu mu demee dama def ba ñu jox ma chef de chambre loolu yëpp yaa ko waral parce que yaa ko def si ñun
yaa yee lu doon nelaw su ñun en tout cas en grosso modo ñun lay sant di la gërëm ñu lay ñaan projet bi nii yàlla nga ko àggale si jàmm d'ici 2024 ñu fal la salaam léegi appel Fatima ça c'est pour lui c'est pour elle kaddu yi booy ñoo ko jox ko kaddu bi ñu defal Fatima mention spéciale à elle c'est formidable en attendant Fatima di ñëw waaw bismillah li ma ci bëgg a wax ci lu gàtt rek mooy delluwaat gërëm ñëpp wax leen suñu kontaan suñu contentement wax ni mbir mi comme je l'ai dit du projet Pastef kese dafa dépassé Pastef li ko firndeel mooy Fatima mii yéen ñëpp a koy tudd mais Fatima du membre Pastef te mooy sama secrétaire Fatima yoonu askan wi la bokk ci parti politique bokk ci FRAPP ci mouvement citoyen mais bokk gis-gis bu ñu bokk ak ñooñu ñëpp moo tax ma mën koo jël def ko sama assistante am confiance ci moom c'est la même chose ñoom benn talet mii nga xam ne FRAPP la ñu bokk nekkuñu Pastef keneen ak keneen loolu bëri na jonction boobu nag a commencé am parce que li gars yi doon réussir mooy fexe ba gëmloo ñu ni dañoo war a tàqali ko ñoo bokk gis-gis ñoo bokk lu ñuy xeex pas à 100% amul mais li ci ëpp bokk ñoo ko bokk waaye fexe nañu ba séparé ku nekk di méfié wu ci ka ca des loolu la ñu war a jeexal léegi Sénégal rek moo am solo li ca des nag wax na léegi étudiants yi vraiment je rends un vibrant hommage aux étudiants yi université yëpp nag Dakar Saint-Louis Bambey Ziguinchor Thiès ak fépp ba ci université virtuelle te c'est une chance de voir que étudiants yi comprendre nañu suñu message parce que étudiants yi ñooy changer réew mi catégorie boobu jeunesse bi moo koy changer mais daf ci am rôle bu bëri boo xam ne ku nekk tey ci niveau statut étudiant ñu yaakaar ni dans 10 ans war nga exercer des responsabilités de premier plan wala sax dans 1 an ou dans 2 ans su dee ñooñu ñoo comprendre tey dañuy dellu sant yàlla di leen massawu ñoom it parce que li ñuy dund métti na ñu ne suñu jamono déjà université xawoon na jaxasoo mais li may gis léegi dem naa ni su doon jamono ji laa ne étudiant bàyyi naa bu yàgg donc ñu ngi leen di massawu bu baax mais di leen wax ni il faut toujours avoir de l'espoir réew waa réew maa koy changer ci kaw ñu gëm seen bopp bu ñu kenn gëmloo ni dañoo war a démissionner ñun ñëpp découragé gëm tam tant que nit a nga koy am espoir kooku mën na continuer dund parce que l'espoir fait vivre après espoir bi newul ni xeexoon nañu en 2012 ba foog ni mbir mi léegi saye ñi ñoo am déception donc dootuñu xeex déedéet ba baa ñuy am li ñu bëgg dañuy xeex bu Ousmane Sonko ñëwoon daa di def safaanu lu ñu doon xaar ci moom dañu war a reprendre xeex ba ci saasi te waratuñu toog sax di may nit naan bon mi ngi nañ ko may nangam 1 an 2 ans 5 ans muy yàq di yàq il faut mu am un contrôle citoyen permanent ça veut pas dire l'anarchie ñun ñag bis bu ne ma wax ko ma dellu waxaat ko bu soobee yàlla ñeme naa ko wàdde mais nit da ngay bàyyi yàlla pourcentage am bu soobee yàlla liy décevoir Sénégalais lu jóge ci ñun parce que mbir mi dara loo xam ne lu ñuy ut la pour ñun soxlawuñ ci xaalis su doon loolu am nañ ko ndax ba léegi ñu ngi bis suñu nan woon ñu bëri am nañ ko te dañuy toog di am problème bu dépense man damay toog ñuy couper sama courant billaahi wallaahi wa taala damay toog ñu couper sama courant couper sama ndox ñuy amay problème yoo xam ne soo ko waxoon Sénégal yi duñ ko gëm te booba ba jamono jooju su ma leen signoon tuuti ñu jox may milliards donc xaalis taxu ñoo jóg ñaan nañu yàlla dugg suñu kër suñu njaboot war ko nekk na doon lu lew lu ñu ñàkk tour taxu ñoo jóg bu ma génnee ci mbedd ñu ne Sonko ku nekk damay photo man ça me gêne parce que yaruñu ma ci loolu man ci discrétion lañ ma yar kon lenn rek moo ñu tax a jóg ñun Sénégal gii lii du yoon li fi nekk amul leneen luñ ciy wut waaye nag toujours ma wax ko mbir mi Ousmane Sonko mbir mi mooy équipe masse critique loolu lay soppi réew buñ ko xaare rek ci Ousmane Sonko mooy moo tax ñu commencé ko tey jii dafa baax
lii épreuve la boo xam ne permettre nañu ñu tester suñu patriotisme ñun ñëpp. Abbas Fall wax na ko, Macky Sall nous a rendu un grand service. daf ñu permettre ñu tester suñu patriotisme ba fan la ñu mbir mi jaral réew mi ñi seen bakkan rot won nañu jaral nañu ba foofu te kenn ku ne mënoon na doon ci moom ci ñun ñi ci dem kaso même chose ñi ci dagg seen loxo wala seen tànk même chose te ne serait-ce que pour cela il faut impérativement que projet bi aboutir parce que hommage boobu rek lañ leen mën a laal li ma waxoon gars yi lu mu leen jaral dañu jaral lu ko loolu du tekki fitna de waaye nag doo yor dëgg mu leer ni dëgg nga yow ngay yoxi ci mbedd mi di yambaru ba ki yorul dëgg ñëw jaay la doole loolu ñun amuñu droit boobu ne serait-ce qu'un hommage à nos martyrs ki ci gën a tuuti 12 ans la am 12 ans kooku ñun est-ce que tey am nañu droit trahir loolu dañ ko layoo yàlla suñ ko defoon kon tey nous n'avons pas le droit mais mu doon une responsabilité partagée kenn ku ne ci ñun doore nañ ko léegi lii épreuve la woon test la suñu jógee ne nañu dem vacances agricoles épreuve la parce que loolu lu ñu ci bëggoon wane mooy ñun on est prêt à se sacrifier def pour suñu réew mais pas toog rek di xaar réew mi defal suñu nee don de sang noonu la modèle sénégalais boobu la ñu bëgg a delloo si du ma ne modèle bu bees de ndax amoon na suñuy maamat dañoo nax ba fexe ba yàqu ko modèle boobu la ñu bëgg mu dellu si te tous ensemble on va le faire bu soobee yàlla kon ñu ngi leen di gërëm bu baax am na nag ay waa diaspora ana Omar defe naa ci saa si la ñu ko am loo xam ne lu ñu yóbbante la waa diaspora ñoo yóbbante nee nañu lu ndaw la waaye ci saa si lañ ko def pour xam naa je suis de Pastef diaspora. voilà Omar Konté Pastef New York la nekk daf ko fekk c'est pas yi président wax kenn mënu ci yokk dara donc mag ñoo ngi masoo bu baax li du dara ci loolu mais c'est quelque chose quand même donc au nom de Marie-Jeanne Diouf qui est coordinatrice de Pastef New York on a collecté cette somme di leen ko ji man lañ ko jox nag ah ci jamono ji ma ko soxla xam naa ne nag yéene ngeen ba lépp maam daal xam naa ne gars yéene nañ ba lépp enveloppe bi moom franchement mec liñ bëgg remettre kanam rek mooy si mu ñëwee président dañoo am benn mbokk bu taw ngeen baal maa ko présenté sax man la El Hadj Ndour bokkoon si ñi jàppoon bi ñu génnee bi ñu bàyyee maa doon def conférence de presse bi ñu bëri ñu ngi mooy tooñ naan ma El Hadj xamoon nañ la boo génnee doo bàyyi xeex bi du question yëkkati sa bopp wala yenn affaire yi waaye dafa am loo xam ne nii dañ ko gëm ñun ñëpp ñi am lu ñu gëm am ñu fi waroon a teew xañ na amuñu temps bi am na ñoo xam ne nii seen wàllu wér-gi-yaram dafa am koo xam ne nii muy tàmbidu xam naa ne ñu bëri war nañ ko xam yaram mu sutante ba mu war a def benn opération mu waxoon ma waxoon ko Bassirou Diomaye Faye mu ne ma dina ko woo jour boobu bi may ñëw maa ngi koy woo mu ne moo ngi seen kër looloo waral comme nit ñëpp teew nañ il faut ma yëkkati ne leen am nañ ñu nekkoon suñu biir am na ku ci tawat ku yaram sutante ñi bàyyi ko xel comme yaramam sutante na te ñun ñëpp am na lu ñu bokk il faut ñu xalaat ko moom tamit ñu ngi koy ñaanal yàlla may ko wér di jaajëfal ñëpp jaajëf Fatima au nom du groupe Tembe. il faut
Gabriel dina jeex parce que nee na dafa seen kàddu bi dafa diis sax xaw na maa de mais dañuy gaañ rek parce que dañuy posté ko rek